waaw maa ngi leen di nuyu man defe naa Talla Sylla laa tudd di maire ville lu Thiès ñëw fi kon ci turu Thiès ànd ak ki nga xam ne moom mooy chef de division des sports bu ville de Thiès muy Abdoulaye Diaw mi ànd aussi ak madame Sarr mi nga xam ne moom moo yore information et communication ànd aussi ak sama aide de camp ak ñeneen li ñu indi mooy dox yóbbante Thiès ci ñoo xam ne dañoo jóg tamit am lu ñuy doxal Thiès fële ci phase nationale yi muy ñeenti ASC muy R100 di HLM en senior et puis ci xale yi mu doon Kër Issa ak Grand Thiès amoon nañu yéene sax lii tey jii amoon démb waaye am na ñu fi nekk ñu xam li waral nekkul démb mu nekk tey kon tey waa Thiès am na lu ñu yëkkati delloo ko ay doomu Thiès teg ko seen loxo ngir ñu mën koo teewal ca phase nationale yi maanaam HLM am na 1,5 million R100 am 1,5 million Grand Thiès am 500,000 Kër Issa am 500,000 loolu ngir taxawu leen ci waajal ba jot nañoo gis nag lañ fa amagun ci taxawaay surtout HLM ak R100 ba ñu war leen mën a séntu 8e fi ñu toll nii ndax liggéey bi rafet na ñaari match ñaari victoire pour kenn ku ci nekk am na yàlla may na ma fekkee ubbi bi fële ci Bargny bi R100 di gagné 1-0 lébu gi loolu fekk na ma fa amoon naa yéene demoon Alassane Djigo pour fekke woon matchu HLM waaye am na yu ma gàllankoor yoo xam ne jarul àgg ba tax teewuñu fa waaye suñu xol nga fa woon mais ñi ngi doon suivre à chaque instant parce que maa ngi doon jokkoo ak ña fa nekk ba ñuy gagné 4-0 yëg naa lépp bon yi xew démb tamit yëg naa yëpp ñu leen di encouragé nag ba pare di leen félicité ci li ngeen jot a def di leen encouragé ci la ca topp di ñaan ni ngeen ko tàmbalee ngeen yeggalee ko noonu defe ko ci anam yi mu gën a àndee ak xereñ anam yi mu gën a àndee ak Pastef anam yi mu gën a àndee aussi ak dal muy ñiy football muy ñi leen di encadré muy ñi nga xam ne ñoom ñooy supporters yi ñu xam ne aussi buñ fa demee dañuy yóbbaale tamit deru Thiès kon lépp lu ñu mën a rafetal ñu def ko ndax xam nga yàggul dara ñëpp am na yu ñu déggoon mu xew ci Demba Diop ñëpp ñaawlu ko ñun bëgguñu dégguñu ci yooyu waaw te lépp loo xam mën nañ ko def pour que sport reste sport football reste football ñi ngi sàkku ci sunu ambassadeurs yi fay dem ñu def ko ci anam yi mu gën a rafete te am nañ ci yaakaar nag ndax boobu ba léegi noonu lañ taxawee di gërëm waa ODCAV di leen gërëm bu baax a baax ci noonu ñuy encadré ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci biir dëkk bi ak ñoom ñuy teewal fële xanaa yokk benn baat rek ci li nga xam ne ci jamono bii nu génn sunu wéyu jur woowu di sunu référence boobu di Bouba Diakhao génn àdduna yaakaar naa ni monde sportif bi yëpp doon na loo xam ne lu leen concerné donte concerné na waa Thiès yëpp aussi dafa fekkoon sax moom lañ tuddee woon coupe du maire ren waaw yëg na ko de son vivant ba doon sàkku ci njabootam ñu waajal ko bu baax a baax kon nañu xam ne ci li ñuy defit baax na ñuy fàttaliku ñu mel ne moom jël leen comme modèle xool nañu taxawee woon ba doon champion ba ñu leen di fàttaliku ba tey ji yaakaar naa ni xale yi képp koo xamante ni seet nga ku mel ne Bouba Diakhao nga jël ko def ko sa modèle def ko sa référence dina la mën a dimbale ba yenn ñaawteef yi daan am ci monde sport bi te ñu koy moytu yow doo ci dugg waaw. bon lu ñu yëg sunu yaram mooy tey lu ñu njëkk a wax mooy que tey rek moom dañ koy sant di ko gërëm ndax xam na sas bu ko Thiès waaye jox. comme ni mu ko waxee léegi ci discours am defe naa Thiès ci boppam ñoo ko jox lii tey pour ëllëg bu askanam taxawee soxla mu jox leen sinon rek di ko gërëm moom di ko sant waaw c'est que leen rek laa bëggoon wax. tey Merta la bon c'est une exception dañ doon profiter ci occasion bi di ko wax ndax tey ñun mënuñu teewal toute une région nit ñi toog
bàyyi ñu noonu di ñu seetaan ndax dama doon ne tey ñëpp ñu seetaan ñu compétir ba yenu ndam war a dem au niveau national ñu seetaan ba à la dernière minute peut-être nga sauvé ñu indi as tuut jox ñu yeneen maire yi nekk fii tamit askan bi war nañu xam ñoom luñ fi nekkee xam na ne nekk luñ fi askan bi il faut que loolu tamit ñu wax ko il faut que presse bi yéen ngeen wax loolu mu dégg parce que ñoom lu ñu yor moomuñu ko askan bee ko moom. je veux nommer le maire Lamine Diallo mënul dëkk Kër Issa ASC Kër Issa di dem phase nationale 15 defu ko fa parce que tey commune nord moom moomu ko nous représentons la région de Thiès mais nous faisons partie de la commune zone nord war na mën a jël dara jox ñu ko. kon vraiment maire Talla il faut que population yi tamit xam njëriñ bi nga am ci biir Thiès ndax ëllëg ñu mun la portaat au niveau de la municipalité loolu laa amoon wax ma leen gërëm di leen sant. Merci beaucoup. C'est Mamadou Dabo, premier vice-président de l'ASC Grand Thiès, chargé des finances. ma teewal fii sëñ Assane Niang bi nga xamante ne mooy président ASC Grand Thiès mais waxtu bii ñi nga xamante ne tey ji lañ nekk moo ngi Bruxelles moo tax mënu fee teew. sànq bi ma ko woowee def maa ne demal nga teewal ma voilà donc d'abord dama bëgg a sànni ñaari kàddu rek si geste bi nga xamante ne monsieur le maire Talla Sylla def na ko à l'endroit des ASC yi nga xamante ne ñoo war a défendre les couleurs de la région de Thiès man nag xëy na sama wax du neex parce que tey ñaari sentiment ñoo ma animé. tiitaange ak mbégte tiitaange c'est parce que tey man de yaakaaruma woon lii c'est moom parce que ay Thiessois lañu ñëpp xam nañu ne tey difficulté yi nga xamante ne tey mairie Thiès moom la am man sama ASC dañu suñu waxee subvention man leen ren de yaakaar naa ne la grande mairie yaakaaruma dara si ñoom parce que ñoo ngi saytu ñoo ngi xam politiquement lu fa xew donc tey bi ma toogee Papi Dieye woo ma mu ne ma président Talla moo ma woo nee na ma day génne subvention yi damaa kontaan ma xam ne tey nit ñi mel ni moom dañoo raar te ñëpp xam nañu ne newu fi woon bi ñu fi nekkee je crois que ne ça ne fait même pas 4 jours li ñuy daw pendant 1 mois am suñuy projet de budget teg ko équipe bu nekk pratiquement 6 millions yi nga koy wut dërëmu kenn demu ci moom mu jóge barki dem moo njaay voyage mu ñëw même pas 3 jours 4 jours mu décanté situation donc dama ko naan jërëjëf. président Kër Issa lu mu wax dafa am solo tey perception bi mu am si Thiès perception bi mu am si doxalinu Thiès je crois que ne tey Thiès waaye dalloowuñu ko sax lu toll ni bën puso. donc monsieur le maire man dama ne naan soyez-en remercié li nga def nii dama lay bàyyi yàlla rek yàlla mu yore fay yàlla na la yàlla fay parce que tey bëri nga fi ay naataango bëri nga ñi nga xamante ne tey ñoo la waroon jiitu yow da ngaa tukki woon ñoom ñoo ngi fi ba léegi waxtu bi ñuy wax ñii kenn woowu ñu ne dañ kaa leen ndimbal Thiès ngi nii wala ndimbal commune d'arrondissement ngi nii alors que ñoom la war donc dañ lay bàyyi suñu borom rek. yàlla mi yore yokk yàlla na la yokk yàlla mu yore jàmm yàlla na la may jàmm yàlla mu yore sutur yàlla na yore sutur seetlu na moom. maa ngi tudd Issa Diop nekk président commission finance bu ASC HLM donc di teewal suñu président di remercier monsieur le maire Talla Sylla di remercier autorités yi fi nekk yëpp ànd ak moom di kontaan nag si ñëw bi mu ñëw seet suñu parce que li mu def nii nekkul lu tuuti suñu lu rëy la suñu. parce que ñun ba ñuy dem Dakar di fa football phase nationale demuñu fa ci noowu ASC HLM dañ faa dem représenté ji Thiès te li ñu jox nii dinañ la woon ne Thiès nañ ko représenté dignement parce que tey jii yow yaay première autorité bu ñëw taxaw fii jox ñu enveloppe donc loolu dama bëgg nga xam ne ça nous va droit au cœur dañ cee bëgg dañ cee kontaan donc jàpp nañ ne bu autorité yëpp defoon nii képp kuy dem phase nationale doo sonn. donc puisque def nga ko mënuñu la defal lu la jaajëfal te xam ne def nga sa wàll def nga sa cër ñun nag li des suñu cër nag danañ ko doxal ba mu mat sëkk bu neexee yàlla suñu borom donc on vous remercie yàlla na yàlla guddal fan yi jërëjëf. Ousseynou Diawara premier vice-président chargé de la CPRP de l'ODCAV maire ak délégation municipale bi ñu àndal di ko remercier di ko sargal parce que keroog sigil nañu encore ci ouverture phase yi à Dakar
ñu gis ko ci ouverture bi devant ak monsieur le ministre des sports ak le maire de Bargny ci ouverture bi loolu nag nekk na lu rëy ci ñun en tant que sportif bon tey jii nit bu jógee voyage ci semaine bii débloquer des moyens pour appuyer sunu ASC yi nga xam ne dañ dem phase nationale en cadet comme en senior loolu nekk na loo xam ne lu ñu rafetlu la donc tey jii nii bu génnee tey mu wooñu ndax il a un calendrier très chargé mais n'empêche mu ne dana ñëw pour saafonte ak ASC HLM saafonte aussi ak ASC Kër Issa bi nga xam ne dafa war a football suba saafonte aussi ak ASC Grand Thiès bi war a défendre titre am ASC Defar Instant bi nga xamante ni nekkuñu fii ñu ngi Dakar waaye l'ODCAV le représente donc loolu nekk na loo xam ne lu rëy a rëy ci ñun la donc sans plus tarder monsieur le maire ñu ngi fii ak ASC HLM Papi Dieye di président bi ñu ngi fii ak ASC Grand Thiès Mamadou Dabo représenté leen di vice président ñu ngi fii aussi ak ASC Kër Issa donc Aliou Sow di président bi mu ngi fii ànd ak secrétaire général am ñu ngi fii sama délégation ODCAV bi ànd ceeg le secrétaire général Birane Niang qui trouve être aussi le chef de la délégation de l'ASC Grand Thiès donc ñun ñoo fi ñëw teew donc pour teeru la di la jaajëfal encore une fois de plus parce que c'est pas la première fois ngay def lu demee nii di la bàyyi ak kaddu gi encore une fois au nom de l'ODCAV au nom de l'ORCAV au nom de toutes les ASC di la remercier très sincèrement ci geste bu noble bi nga xamante ni moom nga def merci.